assalamu alaikum badin jubirlalo momo be kontone toni konton di mala alnar badi mala toure mandi mor bi dum fana natanale ne ko tanken dalta min kallel dorom e ko shole pol min yalon ke ketalo kun kono bole natale jaba ke sotale fay senia set ngala ndalla bunda dato wala ngala ndalla parentero si se kuna kol mala ndila wala parentero ya wala katu yo firo la so to tabo la nyam num fanan kaf mo be doron ko juma mubarak Eco TV International People's Choice le every time kanyin ku wala natala ne unique thing landro so mi ndalta ka min kale hani bi mbol ke kale bi fanan dum bi setoto aliya nyam ndro ba contane ne parce que no colleague solo danaka bio almost ibebe jande mo be gentling mo be find your cute so janimba na line podi la doron sinna moñol bla ye fan introduce solo den sinna na line podi yale ko lungolun keba lungolun suti o mandia afinke amon koy so bi internet line podi la folo babla la ye fan introduce den ngana na line po introduce ngadati from my far right kadi assalamu alaikum wa rahmatullah baden lamer lalu ni jibir lalu ka fale doron aldal la usual eco show mi yanko min kanali ko ngal ko sa ka any day within the week alsa sotono normally we will tell you Mondays and Fridays but then I love show min kanali jang Eco TV min kada eco show di mi yanko ngasi jang ka kacha ko la mi yanko be den banko la nyaato tala anen kol mi yanko wala be keri banko kona ka leral natije ko sural za fo nyame ngaja bakki so woto nal ya ka chal fana yalla opinion fay mo le comment section oto isaje ka changi sike bodwis alnal bari malon kadi drame so barakatu layna podi la say ngabado fana layna podi sina ka chay fanonde ga baki kadi say mba sound la dang ilimanto ali am tam barandu nan tenti ata wok la iliman ma bala yoto be ngandi askan mashallah fa tabarakallah ñu bigat lol roxi amat mbekté ak contenté téwat fi sen émission masal at so dama ko nam baadu émission Eco Show masal at so mom yakarna saturday la inshallah xam fani gaay dañ may sonal dima wo rek bari na ñu may wo nan ma dañoo yakamti masal at su ko defé ñu beglo roxi fasiyene téwat fi ak yeen tay nak plateau bi mom dafa ala dawme waaw dafa ala dawme gaay ñëwaat nañ mais man ki ma gëna namm ci plateau bi moy Ousmane sëñ agriculturiste billahi Ousmane mom namm na ko ci plateau bi lool su ko defé roxi dañuy bayyi gaay nuyo rek ñu yaatal faram fajji gaay begaat néwon na len nak mom Eco Show li dess fi ak at bi du yomb lu way xamal sa morom gom na lol kon mu ngok Zainab ala baraka bake alkana jere assalamu alaikum rewi Gambia assalamu alaikum askani Gambia mala sen harit sen soppe Zeyna fi ci Eco TV International the People's Choice ñoo leen ko tamal Eco Show saa su nekk Monday ak Friday waaye fan yi na dafa nekk do nekk Monday saa su nekk toog la rek di ngeen gis Eco Show kan tey nag dafa mel ni Eco Show family bi ñëpp a ñëwaat waaye nag roxiyatu tey nag dafa mel ni affaire si dafa spécial comme mbokki seetaankat yi wax naa leen bu leen fàtte pour seetaan Eco TV International the People's Choice nee naa leen programme bi suma bos la seen bos la soo ñu ngeen ñaan ñi nga xam ne ñooy sponsor ngeen dugal seen loxo si li nga xam ne mooy programme bii ni kon roxi ba léegi ma jël kaddu bi di la ko deelu pour nga nuyu askani tamit si jola a ñobe safu ko palon ko jamaat inja ñelo Zeyna tate Eco TV International People's Choice programme manje e video bule ngal yonu Monday di Friday o manje wo baji mbabe de sukere kule tre manje nguru maji ngar yo ji nende table pour maji mik ka manje kule babe pour mako manje wo bajom babe de suketi gambi ala baraka bake ngadu ne bani kako ngoto gis nga Zainab du dee bëgg a làkk jola baax na daal Abdoulaye rohiyatu coming like dalta ka fa nyame da but coming is protocol because biri kan talk mande fa yen tole laje which is Abdullah so but yes still we will go with the protocol. My name is Abdullah, so this is your favorite show which is Eco Show so ko min do nyama da ma jibe lal mbal mu metu kontone no ngalo nyin jola be siri anyada filita la le demande ndamba wen sa fono ko she is the face of Eco Show ndanga to la wala face of Eco Show because that program on da programme o ñing aka talale do wadem because kule bato na ya fintinde dama programme o ñing comme ka fa ñala ma Gambian music bi attack moy suñu horon way ñun tamit Eco Show fini zey moy suñu horon so ko min keto ñama dama ro hedu jannin ka diamo jam hande dama ngokko ñim murundi kan dama then from there we continue jërëjëf Ousmane Digri Diallo be fana bulale mol konta do kay malum bastar la ñame katu ko mga fa assalamu alaikum Walaikum salam jibril be mo be kontan ne toni kontan wala ala fum bari mal Ousmane Digri Diallo ala agriculturalist
being content by kanakal joining platform auto Eco TV comme ala lo nyame ka kamana wato wati sorry Eco so akama ala nyame wato wati ka kamanali ka cool fale mi yalan ko cool satali dal ka bunde ji nyamo ko mi yalan ko tambita weke no ko so jande mbita fo dal mo ban ma ko nyimburndi roy la folo dan mo bina nyato nga fale ala baraka ba degree Jallo baraka bake for joining us today. Well, degree la said being a news di masoto but more to la jela for program o bandula then sina vivo sol gist wala na ni ma degree tagakan ni momo e fa sa la boni ala ndi tawolo ni mbase ka ngawla no bi I'll do you the honor ka di la ite information on ya di public la yeah inshallah exactly okay yes I'm in a program of wonders proper but then bad la na fonko to line of portfolio bidung na line of mansia just two lem but both are interesting ndung na line of photo follow nga min soto je wolem PPP recently message bondila ka foko there's a message me along ko circulate kan internet o kono both QTV GRTS and na His Excellency President Adama Barrow wala la Facebook page oto ya information o kijelo ko PPP ya NPP endorse le ndung inata itan le ko kuma kawnying amanke tonyati so ila ftala pour kuma kawnying ya ta ya withdraw ndum fane ko ba complaint sambala IEC feji den nimboto to doro na final wono olbe kela UDPD coming iba minke kan hanibi ibo ku kilun kan kaje ko AIC supplementary voter registration listo min bonde ko priela fonko raw data nyin yata yadi la hanibi ibo la posture kan o fana statement o bije mi ala ko barid la but then follow ba minke la doron ko nga data la nyamen doron PPP volta mba datira volto sa auto fanan message o bije mi ala ko jam fata baket but mba tra la doron nga half read maybe nga have to je but then ning askeno fana sa aberit bari ni sometimes ndara do tuje maybe another important one batula behind le dol banjibe kan la icon la bonden wasala sa message on for felenting barit la People's Progressive Party, PPP, date 6th August 2026, statement on the false narrative by the Office of the President and the National People's Party, NPP. The People's Progressive Party, PPP, expresses its deep concern regarding the narrative advanced by the National People's Party, particularly through its deputy spokesperson, Sirinjai, doing a broadcast on GRTS, suggesting that the PPP has endorsed the President, Adama Barrow. The PPP respectfully notes that such a representation does not reflect the party's official position and has the potential to create public misunderstanding regarding the party's constitutional independence. As an institution of state, the Office of the President occupies a position of the national trust and is expected to uphold the highest standards of accuracy, impartiality, and respect for the independence of all political parties. The People's Progressive Party categorically reiterates that it has not endorsed President Adama Barrow or the National People's Party. No constitutional organ of the PPP has considered, approved, or authorized any such endorsement. Consequently, any claim or representation suggesting otherwise is inaccurate and does not reflect the official position of the party. The PPP reminds all political actors that democratic competition is best served through honesty, mutual respect, and adherence to the truth. Public confidence in democratic institutions depends upon the accuracy of information communicated to citizens. The party further notes that a similar narrative was subsequently published on President Adama Barrow's official Facebook page, referring to President Barrow as PORG, while suggesting that the PPP had endorsed the president without prejudice and giving the Office of the President the benefit of the doubt. The PPP hopes that this publication resulted from a misunderstanding or an administrative error rather than an
intentional misrepresentation of the party's position. Nevertheless, the publication has the potential to mislead members of the public and therefore warrants clarification. The People's Progressive Party also notes that QTV subsequently published the same narrative on its official Facebook page. As a media institution, QTV has a professional responsibility to ensure that information disseminated to the public is accurate, balanced, and properly verified. While the party gives QTV the benefit of the doubt that the publication was made in reliance on information from official sources, the continued circulation of this inaccurate information has the potential to mislead the public. Accordingly, the PPP will formally request that QTV retract the publication and issue an appropriate correction in the interest of accuracy, fairness, and responsible journalism. The People's Progressive Party respectfully calls upon the Office of the President, the National People's Party, the Gambia Radio and Television Services, GRTS, and QTV to clarify the public record and ensure that accurate information is made available to the Gambian people. The party believes that transparency, factual reporting, and responsible journalism are essential to maintaining public confidence in the democratic process. Furthermore, the People's Progressive Party will submit a formal complaint to the Independent Electoral Commission, IEC, and the Inter-Party Committee, IPC, regarding these representations. The party will respectfully request that GRTS retract the inaccurate information broadcast on its platform and issue an appropriate public correction. The PPP will also request that the statement published on President Adama Barrow's official Facebook page be reviewed and, if found to be inaccurate, be withdrawn or appropriately corrected. Similarly, the party will request that QTV retract its Facebook publication and issue an appropriate correction in the interest of fairness, accuracy, and responsible journalism. The PPP remains resolute in defending its constitutional independence, protecting the integrity of its institution, and ensuring that its official position are determined solely by its duly constituted constitutional organs. The party remains committed to constructive democratic engagement founded on mutual respect, constitutionalism, the rule of law, and respect for democratic institutions. Issued by Honorable Usman Madike Fall, Secretary General and Party Leader, People's Progressive Party. Wow. All right. Cool. Like Ableka Fanyameninga. So I guess I'll be more clearly. Nyina kuma county member ng PPP la flag be arable. Mina information member circulate kang and I believe somehow I'll be came across message from ko postal mi yalon ko ka foko PPP ya NPP endorse. So nte bal bula la follow aliala miro fo jeden ngana continue Abdullah. Min for damma so nte ya aman nyanda yokuti mi yalon ko nyanta ka diamu je bake because comme politician ol itol most likely ibe wala nyame ka understand because that's why moli level come like itol ika diamu le doron so ko min be on nyama dal mi yalon ko ntembe diamu la je demanding wala media outlet media house is all nyinti the likes of QTV and also a minimum mention QTV GRTS. and GRTS maybe for the NPP official page normal think people can still it's no come like this a way of politics maybe Because they are trying President to Barrow of Facebook yes exactly page, yeah. so maybe we will think come where come like as a media house naturally take information or mean key to the audience it is not that much accurate you can't understand people will obviously lack confidence in your particular media house so anything that you have to publish to the
consumers, you can understand, let it be something which you know that it is very, very, very accurate, because my election what all on scientific nara PPP jelan in golden era, you can understand it joint and nyoka because of being golden era, but a jetara join UDP can echo maybe a internal problem also me being along man na in terms. So wofan nata farasin yo bala nyindo fanandara. So we have 4 months to election. Anything that you know that it will mislead the citizens, because this misleading information also can also enable a party where come like say more enable na Maria type voting to the wrong part. Fenko kanasa. Niko ko say PPP the alliance with PPP watarante manke NPP sorry watarante PPP supported where come like monkey NPP supported, but I also want to vote for NPP because of a Nina party alliance to water or manke to so obviously you mislead so media has member coming jatters, which you know is a state-owned media. Anything that they have to publish, and they should not publish anything that will mislead we the citizens. You can understand because we have only 4 months to election. Likewise, also QTV. Because you know movement to viewers will block on. So an information is very, very sensitive. Once you send it to the audience, you cannot retrain it back. And obviously Hanatra information on me alonko, is already in the media right now, and even when they retreat, even if you have delete obviously people have already come across it. So maybe also near delete need medium Kenya because maybe we are aware of it. But others which you know they have already consumed the information and not delete the information on so you have already misled people. So we have 4 months to election. Anything that you will publish, you know, I get to nyati. Go gumi and go to nyati yeda may bina banku dingola fangotora so nadia mumba dandela. Wala barka bakela kuma kan hasiata nyata sang kadi mbe fanam bulala yela miro fo jeda. Well, Rohietu, ngamar ablaya min fo wala mo kuti mi alon ko mbe kachala la bake because as journalists I think we need to understand that our role goes beyond just informing, and whatever it is that you plan on telling people, make sure that you check and cross-check. I'm very mindful of what I say because ninga fo moya moy fa parita ninta murunta character fa askuna marita murunola unda ratification on yamaja fam. Just right now briba fo kan that they are demanding for it to be brought down. I went to QTV's Facebook page, official Facebook page just right now ngajo kan sa imagine. So there are people that believe in particular platforms. There are some platforms if I'm for nyati. Just kuno moyo comment ke on page o ako nyin TV ke tala favorite teliti. So sa akamuta ko mari nyin femferende tol nga fa jang abalala wala because we trust nyi mari yo le bill in whole team. So ni that for your trust team, it is so disheartening for them to compare misinformation or suitable well disinformation because it's either these two of thing. Either misinformation or like ima lonko amanke to nyati ya share. Then if it is this information ya lonne agenda be bulo kono ya yeta ya share. So either ways abornandulal to mi alonko we all respect that office, and that is the office of the president. Kukundimbe bola office oto nga ko be kala kuti mi alonko atakela kuma ken samati ayenta kala ko multi mi alonko banko dingo be nyental ko nyimuto nyaati, but it's so disheartening. And at this point in time in a political era that we are, we as journalists need to understand our role. Be the need to internet to kaje molbe mol nenna amanke ko laftale kenen, but at some point we do what kaminke wala katin amanke mbele journalists will be like wasifake, but some of us do what minkan endro sima. We are just too lazy to make research, to follow up. Because ko election period me PPP. The PPP is not just an ordinary party in this country. It's a legacy party. New Wally Alliance with the Yamoy Wally Alliance with NPP. Jenny Rost Laka share on your platforms, cross-check with NPP, and then confirm with PPP. For so be totally. And their reports are saying the president said the PPP has endorsed them. And then the same report is telling you that Keba Jalo of PPP Bratata Nyalong Kuanyiketa. So sa kamate to ka fumo ko PPP ni NPP based on tele ko yakel. So bi wol ka fintina mol kan ko aman soto. So sa jumale ba mo nyu ni kan.
and we are at a very crucial point in time. Miyalonko kamola mind change is very easy at this point. So we should be careful of the information that we give out to. Niaje mulka avugo journalists ka wuliya fale. It's because of some of our attitudes. Let's stop the laziness. Before you share something, make sure that you confirm and know what you are saying. I think that is what is more important. Akuwenye kono. Fanana analysis betiata. My degree. Ani kadi la comment role no is very relevant but nte laf ko damento fo damento saf demu laf kuma la damento wala I'm disappointed because mna na ngaw fo comme nara ko mi office of the president woni nek office to mi alon ko dale no fem bo balaji woni nek fem wala mi alon ko no something credible, something factual, something mi ako is a concerning thing. We have interest in it. You understand? But amanya nek fem wala mi alon ko that would be misleading. I understand. Amanya nek fem wala mi alon ko that would be misleading comme public or misleading wanya. So that disappointment no atata world back, you know. So upon if you diam the back in for journalists will find a carol diam the katende journalists will have a role. You cannot just speak one thing that I may not publish without confirming imalonko about the fact. You understand? So my life kamurunje because time upon if only diam the back so time DJ. But not disappointment than the president or office of the president will they have a role because to link alpha, you understand? And alpha doing janibe kumane janib munye mube kumana alpha, you need to you need to exercise that. You need to be an exemplary by not only by word but also by action, by by your work. It has to align. You understand? So definitely like naro coming keta coming about office of the president and amana ketonya and they like no, I will lose trust. Yeah, so not disappointed. No comment on Bismillah jam. Bismillah jam. So mune la ka jola sa la kal ñu jola Zainab. Munuma la ka jola bi. So yo tamit la moy sa xalaat ci walum bi ni. Okay, so comme ni ko na delu ci Kadir ci lu wax ci li nga xamne ñoy journalist because so gisé té ñu gina ñu aussi boba as journalist kon na lu nekk lu ñu wara guiné pour publish ko dafa wara nekk lu xamantene dañ ko investigate xamne ne li ak li mo wara gëna so MPP ak PPP ñu endorse so lo dafa wara nekk information bo xamantene dafa set ba paré bo xamantene leer nañu ne ñun lu ñoo génnee pour publish ko ci media bi dafa war a nekk loo xamante ne du dëgg la because mun loo ñëw rek nga génnee li fekkee nit yaa ngi wax du dëgg pour brainwash nit yi loolu mun ta possible so time bi ne xam ne time bi élection lañ nekk ku nekk loo am da nga ko bëgg a teg ci table pour confuse loo nit yi loolu du mun a possible because ñun yëpp ay nit leen so dañ leen ñaan lépp loo xamante ne na koo génn te media plateforme yi fi dee gën a toppa mooy GRTS ak QTV so ñu leen naa ñaan lépp loo xamante ne na ko bëgg a génne pour publish ko ci media bi da nekk loo xamante ne da ngeen ko investigate ba pare leer na nañ loo xamante ne da ngeen ko tooga ba mu ñor te leer na ñun suñu boppa suñu demee seet loolu dina xam ne lii dëgg la soo nañ make sure ñu dox liggéey si loolu bu baax a baax ñu gën a try investigation bi mu gën a wokk ngeen xam ne loolee lépp loolee xam te dañ koo gën a teg ko si table bi dafa nekk lu leer so le ma kii ndox bu seeda waay abaraka Zainab yi fana nakuma ka ñu ñaata senera den iliman bala maa ñëw si yow rek ma wax suma paat foog naa already ñi wax ne lépp waaye den pour ma yokko foofu noonu leen rek mooy responsibility nit boo defee mistake dangaa nangu ne comme def naa mistake so obviously right now QTV la GRTS la office of the president la den def mistake and they should accept it ne comme def nañ mistake so comme ñi ñëw nañ ñu génn respectfully parce que message yi boo ko riidee rek exactly léppaa ngi articulate well benn foul language nekkul foofu noonu doo fa mën a detect benn disrespect foofu noonu so ñu ngi leen nii ñaan rek pour ngeen génnee loo xam ne it is a misinformation ngeen génnee ko foofu noonu so foog naa ñoom tamit war nañ koo génne parce que Karim mu ngi wax fii nii dafa dem check QTV waaye wàcceewuñ ko te tamit wax génnewuñ benn information comme daal maybe comme lii dëgg la ñoom ñii ñu ngi koo deny waaye dëgg la xam nga li ñuy dañ deny comme du dëgg léegi bu dee ñoom tamit seen bos xam dañ def fa seen fact check dëgg la ñu génnee seen statement wala bu dee tamit ñii lu ñu wax moo nekk dëgg bi ba léegi ñu ñëwaat ñu wàccee ko comme ko nekku dëgg ñu wàccee ko ñu jël responsibility te office of the president bi tamit nit daf dee def mistake war nañ koo nangu ñu génnee ko foofu noonu nga tasee nit exemple yoo nga nekk UDP ma nekk NPP ñu tasee ñu dem benn place wala ñu dem benn nekk foo xam ne kenn nekk fa loolu miinu ne dañ form alliance understand nga mun nañoo dem foofu ñuy waxtaan loo xam ne it is not even related to politics understand nga so man gis naa façon siinis yu bari yooyu noonu loolu warutaa mel ni comme léegi ñii form neen alliance kooku dem na si
si président Barrow garantie wu dara Yeah. justify wu dara de comme form nañ alliance so foofu noonu war nañ ñoo bàyyi xel foofu noonu te side of the journalist boobu moo ko xarama bàyyi ko foog naa suma collègues yi yëpp wax ne foofu noonu bu dee yow tamit am nga dara looy yokku foofu noonu ma lu ma si wax because li ma si bëggoon a wax yëpp li ma mujjee moo tax li nekkoon sama xel mi li wolof naan sama lanc ngeen luqati waaw waaw dégg ngeen olof boobu maanaam sama lanc ngeen luqati li ma bëggoon a wax yëpp dafa mel ni kenn ku si nekk am na point boo risi man waaye man dama am kàddu ndénkaane jëm si kullu journaliste gis nga taskati xibaar dafa am solo yàlla suñu borom moo njëkk a wax si alxuraan ne fen baaxul yonent bi ñëwee ne ko ndax ku njaaloo dana dugg safara mu ne waaw ndax ku sàcc dana dugg safara mu ne waaw ñu ne ko ku fen nag mu ne ku fen du dugg safara te day am loo xam ne fen la ndax yow da nga du am si benn argument boo ko teg xam nga tey ñu gis la tey maag yow ñu ànd di dox Ablaye jógee fee ne man ak Roqi dañuy génn xam nga loolu si fen la ak ñeme yàlla waaw loolu dafa nekk yoo xam ne moo tax te moment bi ñu toll dañoo toll si moment politique nekk si moment bu doy waar léegi laa fi wax ne lu waaye xamal sa morom na ko wax si moment boobu lañ toll kon nga la waaye maa ngi leen di dénkaat di ko dénkaat sama bopp lépp lu ñuy indi di ko waxtaane rek te askan wi dañuy seetaan te ñun bu ñu waxee ñoom suñu wax la ñuy dem gëm tas ko si place yi garam place yi garage yi di ko waxtaane kon nañuy indiwaat lu leer si askan wi ndax ñun askan wee ñu fi tax a toog loolu laay dénkaane waat jërëjëf waaw jërëjëf bu baax so foofu noonu ngaji ki mba adandilawol to den nga tan final topic oto mi yalon ko keta UDP la Mr. Mane ti Lamin Mane ata fanan statement o bondita janna mi yalon ko it is concerning parce que it is all regards to na ni election o mi yalon ko kana face tenting comme li nga wax rek ñëw na si man comme li si élection bi comme nga ne comme lu waaye xamul moromam ñu teg ko si table so élection bi daal du yomb waaye am nañ fii statement boo xam ne it is regard to the supplementary voter registration so boo tamit dinaa ko read Lamin Mane, Deputy Administrative Secretary for External Affairs of the United Democratic Party, UDP, has called on the Independent Electoral Commission, IEC, to provide political parties with raw voter registration data to enable independent verification ahead of the 2026 elections. We as a party have written to the IEC and requested that the raw data to be provided to us before the deletions, after the deletions, and who was deleted, because confidence and control are not mutually exclusive. They can coexist, and this is what we are trying to do, he said. Mane made the request at the IEC's monthly stakeholder forum, where he also commended the Commission for distributing flash drives containing voter information, describing the gesture as commendable rather than premature. He said that if parties are granted access to the raw data, they would be able to review how deletions were handled, conduct their own verification, and subsequently meet with the IEC to discuss any discrepancies. Mane described the IEC and political parties as partners in the electoral process, noting that this partnership is the basis for their monthly stakeholder meetings. He added that a cohesive and supportive working relationships requires that parties be able to carry out such checks. Ñeneen di message ñu ndo ma ñafa baake namulal ka ñamala kam baake moom xaw naa nooy tuuti da bi kay gudd dëkk bi moom damaa yaakaar ne base lañ la yónni woon tuuti kon ma dem jëndi fële kii de maadu xam nga bele daa gudd torop waaye bii kay gàtt na honnêtement macha allah waaw say coming albia moy ñamen dron IEC hani bi ngaji ki raw data ñi ma provide so wala tena hani bi UDP benom ndum UDP benom ñi menam maji ke mo say on the minor no parce que they are one of the political parties min yalo ko consistently e balori IEC no ma pour ñu supplementary voter registration la raw data ñi but then anyways hani bi am provide no so malo min IEC wala agenda ti hani bi am provide no parce que to my understanding anyanta provide la no by this time but then hani bi kol man sotino so janita ba jam fal doron si mol bula min yalo ko na ale opinion mi soto je doron al safo je Abdoulaye ndewo diamo yaden tawa bu kabante o da ko ren daga to pare ne always so coming nyim ko keta nyame damma min keta IECT because UDP ye IEC jele as a threat to them ndabe wala fan
because wulat ne fana nyinan ye ngone kan wala IEC kan ya long iko dindingo ko to dia ke ba ko saya te nata je UDP ngol itol dum ya landi saya dale do because nyaaje ngofo min keta daboti ana din sabale kata contest min keta lamin je daboti ala first born and also his excellency president Adam Barrow second and also Talib Tat chat okay min keta chat so ko min be wonyama maybe no ko to dia buton dabo ko saya so ko min be tala wonyama ya non ta ko min na ko saya e ko di nla e ko ni ko nganla mimbe laadi ngay wotara laari na foka pare so nyin nata ko timi yalon ka kumayata baake because bring your supplementary voters nin ka manke ko mi ma populist dem a populist tale no bata mon populist du la beto wa populist da men fanan one UDP ngela statement doje min bonni for instance min populist ni ko tadinding constituency e ka understand polling station sorry then Rohir Ture was a polling agent. You can understand for UDP. You can understand. Rohir Ture record means sort of that day. You can understand. I think IEC means sort of. I think IEC not mean populist. You contradict. Inconsistency le bije wala tina UDP ba rodi ta indimaka. So je because biri not having come polling agent to means sort of. I think IEC mean populist no force. Anim biri rodi ta nyim fintindi anata numbers ni nata falinne so number falin nyin another question jamal race e ka understand second e ka mojele ya populist I voters card be bulo wa voters card be bulo kono faka pare yeta to cross check ya fo ko itotiji whilst you already have the voters card man dolonde bot nakirante Abdoulaye Sola nata non supplementary voters card ni ngani ni ntata voters card fayole iko nyoko itota system ko why I have my voters card ngalo lo ngonte ni ko nin karabe bon lambala but by force I will vote you can understand voting kala by force itali because ngado fananje atabe min complain kan ke bale ala fenko voters card nyimbala itata nyinkeje 1996 ika ko mi voters card be bulo annum fana supplementary voter nyim fana listo nyim min finta fana hito bi jere hanata ko 18 years just come with your voters card you will vote nata more fana min ba fanga ko their name is not in the system the list that is printed out ika understand but they are having their voters card so ko min be nyama voters card be bulo ko ika understand maybe I am pleased with the way the government is ruling. Maybe it will be fine not to vote why wala ma vote why ngani yo bay. I can understand. Why if until after change lala pro change yeke. Mfata rajete kontete vote la and my that one vote count. Obviously I will vote. Malum consequences jumare be lalang kamba. Either I will have personal problem with them. From the father, but I'm voting killer because it's my constitution. So it is when akwanya diamo so same and these people come like UDP they kwanya late why come this is national interest. You can understand. It should not be about the UDP or this should even be the role of the ruling party. You can understand. Let them publish it for transparency. You can understand. Nunca sikule. So come like nyanda mansala role you can understand IEC because IEC in that one come like they are not independent body but because they elect mansakuna like elect so I think the government also have said on it so no keta ye entire populace it's fine. Nyata da maya publish momo ibite la polling agent tol to be register dam yuta ni ko talending school latere ko ndasi marché bi da nga dem fofu no da nga check sa tour si fekke mum fa it's fine nyima nyanda ko mi an ka dia mo si IEC obvious that all be mo la election o dictate way fenkala thank you very much sorry mbato nga boy ni tol be mo la election o fenkala determine na be kala nyame so ko min nata ka kewo nyama dal ya try ya populist pro Cairo enana because ngajere dol bi je wol nyinan election na jarte ko be las so ko mi be nyama dal la populist damba Gambia dia Cairo so damba ko min be min kono damba so ya populist abaraka Abdoulaye la ko mo la bandula dia tanye bakke kon election o abay si blokol
parce que munatina jeyen kontandi nañi supplementary vote registration aku mayata bari na first time votal be jan minen yalo ke ma experience but then ko ya fanya men dorom ite tati yele tamo beta as a citizen e ko batungata voters card nyen itata yela voters card nyen inatlan den carte fay lu moy si yeta system o kono e meto taraji card we bulo kono what is the problem IEC nyanta ansa di la jetol yalo Ablaye ko fa mune bekela comme daba fola comme Ablaye o min foji da bola ba man la doronte mote nyinti nyalante na fa la nyamen da kata bot la this year and next year fonda fana sa fa ko I contributed to whatever it is that is happening in this country so come by min fola doron wala ko IEC whatever it is that they are doing yetar yala exactly because some people might think it is petty. But I believe every political party or every opposition in this country should take this thing seriously, not just a single party taking the responsibility on their own. Because election on amanke UDP da manne la nafabe election wala amanke ko UDP da manne ni incumbent kata election wala. There are other political parties in this country. There are other oppositions in this country. Ndumbela hanna manke political party but as citizen bela nyantole beti nyaka nyunko nyinna do nimmo kili yata ya nyunga kungoto dana be kul yala wol male bar nimbe yata nga kenna hajoti ngamira be na son yala wol nyam be IEC demand because comme ya fanya men daga struggle that I went through kata voter registration ngana voters card soro mba flo nyoti da voters card nyini be dinol normal da voters card nyini mo be voters card nyini ifan ko voters card so ni la voters card be serious ko kon election ay si yegu fe sena ay sori suba bari ndol bita do ko mba flo ko ndol bita juna sa yanga vote ngana ta do ko anin kudul yeta yalo rahoto ya futema iko ta vote le to man taraji wallahi roheto kula be kala vote polling station or bari nda vote lale come on that we are being aggressive but that is let it be clear to IEC that any person with a voter's card will vote and must vote comme kumo ñin tata nata wolo sinti eligible take duma am suma voters card ma dem be fofu non taxaw ci rang bi ba mu jot pour ma vote nga ne ma do vote lolou du am IEC nañ xamne as far as man am na voters card I have met all the requirements that I'm going to vote on the day of election and no one can stop me from doing that inshallah for Allah no one should stop any citizen from voting because it is your constitutional right so I think that is what should be clear definitely albela kuma ko nyata senere degree jal baraka bake fere ba zunat kan no fi america ba mbal lambe kam bakel nak dega mbal kam bakel okay say fane mi so yo mi na follow la fa mum foje IEC yes is an independent body ni na ko min ko election la karola ya understand so ndenga je ko min ko na de mara jam fala but ndenga je ko min ko fimo fen that you know e mi alan ko that will lead to transparency you understand it really make sure that they work on that. You understand? Will indicate all interest. Because they more convinced, people were convinced they have delivered their job. You know, they're the best interest of the country. And they serve the country well. So now, whatever necessary, whatever idea or whatever step necessary to that will lead to transparency. Yeah, try our exercise. Well, not their mode. You know one thing, I see determine our peace. They contribute a lot. After election, you understand? Continuing stability sort of no. You understand? So ni told me that dogo ka anyanta katanya mindama promotion ano mi along ko no. Don't be man talafila ko talafila munda no. So I easy fonya IEC lamba fonya din lang. But lafa mun na kamon fali almola banko almol mako. Yeah, point me for akumata back ya transparency purpose. No Zainab yo harala ngum jom rek 1 minute rek comme degré mi fodor lafta do dina ciambah la jedoro transparency purpose ku mayata bakel parce que nam nka ñing election o je ñame by fonko after the election 6th of December anything sa expect no ab mina ba determine la ñin transparency lem ani fonko election lungo ni results will count up fonko victory fota jumala winta on the 6th mimbita kelaje ala dorondolo ndung IEC fana ye big role soto jen mi yalon koy ba play kan fo itole batinna ma khoyata ken banko kan du alman tankala parce que man Gambia la wala Gambia is the smiling coast of Africa du yalon Cairo la since then till date but then your role so de min play la jan du UDP call be no mo wala and I believe maybe other parties will fana be no mo ka wala
al raw data since italy yela publication okela but ima consistent they were all inconsistent so al raw data dina molana minul delete before deleting ali minul delete ali be kafunyu mali dina ndo amake tol damati be di la political party sol belal iya ke flash drive kono ya di la so ni ya di wala nta bita nganta ni na party ngata ngana checking ske ngaji be mistake gol ba dame ita fana yeta jibe mom moy mistake jadam to ngaka fana nyoka ngata nga ay nta fa ñu fay ba ay si la do ko compliment kan exactly so yeta ini ay si be si janne mistake ti ñina ñanta kafula ñina ñanta bolaje ya work together for transparency purpose and a free and fair election but then new world odo mantake asitano mara karola de say Zenabu yo tamen ma bayal la lo am nga yekku ko fofu non please ñaan na la rek si jola ñaan na la te nga bàyyi mu dem nga ñu ne gàcce lu ko gàttal moo gën lu ko guddan understand nga bàyyi ko mu dem mu fulo si lu mu baalal ñu rek ngir baalal ñu so rek dama dee fayt fa ne no faytuma la ñëwal si wolof dama wax lu bari waaye lu ma wax mooy ñun fa naa gàmmañ su ñun yëpp élection bu fair lañ bëgga so ñu ngi ñaan ay si élection bu fair because man Zena passional duma dem uti suma voters card bi mooy first time pour ma dem sànni ci carte ma dem rang bu métti boobu baa ñu ne man ne Zena i tuuti jangde ko temano mbakkela ñaa fo mbakkela lale fo mba sira je nga kumbo muta nga mbulo ken kungoto mba carte yow ñing fay la de so ñu ngi ñaan ñun Gambian si amuñ dara lu dul suñ carte bii nii so carte bi lañ am pour vote Gambia la ta ñaato because bi wol la taka manika ko mo bele dundi je suñ carte bi lañ am pour li nga xamantene Gambia sen luy jëm yu yowu Gambia ci kanam so ñu ngi ñaan ay ci election bu fiya lañ bëgg lepp lo xamantene ma ngi ñaan Gambian yu ci tamit ñepp nañ gëna dem saani ji carte way waxi na ngeen dem be aga fofu non bu nit ki ñëwé pour saani carte nga na ko sa tourner ko fi te process bu mu def ñëw pour dem uti voters card bobu rang bi nga def wara ñoo tok fofu non dugal nañ sa tour bi at the end ñu naan la sa tour bi nekku ci liste bi loolu moom très leen ngeen wokkoon daat ngeen très liggéey si loolu bu baax a baax because man Zena bi mooy first time ma war a dem sànni carte te ku ma wane sa tur bi nekk fa dañuy xeex ba suba bu la waay waaw te dama war a sànni carte bàyyi an force xaw ma nuñ koo doxalee de bàyyi ko ko la ida wii la Iliman man am naa rafet njort si ñoom bu baax yaakaar naa ne comme li Zeynab tëjee nii fooguma ne loolu dana am ndax ñoom independent body lañ te am naa yaqiinu ne danañ indi élection bu transparent bu fair njort bu rafet boobu la am kon di leen gën a ñaax nanu gën a góorgóorlu yokk seen i jumtuwaay ba nga xam ne points yu ndaw yi ngeen riis nii yëpp du am ndax su boobaa bu ñu leen jamee baat rek dafa am fu ñu leen di féetale te loolu rafetut si réew si benn réew rawatina sunu réew mi nga xam ne ñun bariwuñ na mbir mi yëpp jaar si yoon yàlla def si réew mi jàmm ñu dugg si élection yu yomb te leer incha allah yàlla na yàlla leeral lépp waaye daal point bi moom yaakaar naa ne li ngeen si njort man yaakaar naa gars yi waaw si li nga xalaat waaw yaakaar naa ko yal nañu si yàlla musa ndax ñoom it xëy na yooyu yi ngeen di wax xalaat mun naa ñoom xalaat nañ ko bu yàgg waaw waaye nag du tere foog ñu duut leen baaraam wan leen parce que tamit li Zeyna wax dafa am solo xam nga sonn si voters card ngir bëgg nekk doomu réew dem sonn ut sa voters card ba pare dem di sànni ji ñu indi la leneen lu bokk loolu wax dëgg yàlla neexul xool bu lekkanteel bu lekkante la wala ñuy lekkante xam nga muy demee waaye xam naa xam nga classe Ablaye gi roxi su fekkee ne yu mel noonu daf koo dal yaakaar naa bërëb boobu dana tàng dana métti dina xumati dangay display boobu koy xam naa ko waaw mais nag yaakaar naa ne AIC comme independent body lañ te xam nañ ko danañ ci bàyyi xel bu baax ba classe Ablaye gi di leen jàmbaanaam waaw nañ si gën a liggéey waaye Limane sañse bi moom macha allah rafet naa te fan naa ne yaa taamal oncle Ousmane Tunkara saa yoo sañse da nga war a taxaw won ko li nga sañse waaye tey nag bëgg naa nga sañse ndax white bi saf na te leer na gën naa leeral studio bi te last time mu ngi koo challenge waaw mu ngi ko doon challenge soo tey nag bëgg nañ naa tey bi itam si challenge te soo challenge ba pare am na lu xewati li nga xamante ne ñu ngi ko teg si table bi buñ pare ñu farañ naka lañ koy faram fàcce la te no boss cannot challenge me I swear wan ko waaw jógal wan ko I want to naka lañ koy waxee carte vote dama bëgg a carte ak moom carte mu teg xaalis ma teg xaalis ñu carte si sañse maam I want to bet with boss about regarding sañse I'll put $1 million, you put $1 million and you are the judge. Oh, I give Ablay. Johal Ablay. So I want to challenge you with sañse 5 days. Mashallah tabarakallah. 5 days boss I want to challenge you with sañse 5 days. Waa swag bi naka la tudd? This is Rob. Eliman Ndiaye. Rob. Yes. This is Rob. It's very simple. No, this is a simple one, Rob. Simple I challenge boss.
so yéen mun ngeen a jooj maag moom 1 week Non, bés bu sañsee na photo moom na dugal photo rek yow boo seexu just gën a bring one jantal. pictures every day my colleagues see me like Eddie non man da nga jantal yow yaa ngi tey dama bëgg a Yaay tàggatoo jantal, si soose da nga quoi. comme jantal. keroog dégg naa am na benn waay bu ma call ne ma ni ma tàggatooyee si soose dafa neex trop soo daf si kontaan moom doomu soose la waa Badibu la mu kontaan lool si ni ma tàggatooyee si soose bu ko defee tey dama bëggoon ngeen may ma rek su may tàggatoo incha allah ma boobu kenn naa la ko tàggatoo si jox soose. waaye Waaw. guys yaaral xaaral ma toogaati bu déglul baax déglul Waaw. maa la wax dinaa la jox ono bi jox ma ono waaye da nga yàkkamti Jox ma ko. boo yàq ni ya siya doro alima ko kafa ni ya siya kafa ñadi suru akawon lan ni ya siya rek naa ko jël sa loxo ma mooy su transfert bëree waaw waaw su bëree du ma bëri waaw pare naa waaw soo exactly yàkkamtee rek ñu dinaa ma ko dimbale jox si loxo. gannaaw Noppi na. boo ko boo soo yàkkamtee gaawtoo rek waaw soo gaawtoo waaw thank you soo gaawtoo rek naa ko jël sa loxo Amul benn ma jox ko keneen waaw dégg naa la dégg ah bana léegi jox naa la flow bi jërëjëf man dama li ma jaaxal Kon Ousmane guys- li muy siiñ di nga ñeeral nii eh waay Eddie man may leen ma may leen ma mu aar ngi maamee leen Zeynab mu May tëj leen kaas ma. bi di was suñu wonderful viewers yi ki nga xam ne mooy Ousmane Digiri Diallo mu tàmmal leen saa su nekk bu génnee asi leen loo xamante lu spécial la Ousmane Digiri Diallo daal moo am jabar Ousmane Digiri Moo war Diallo a am am jabar jabar. di la waaw Ousmane Digiri Diallo moo war a takk jabar waaw waaye nag balaa ñuy dugg gën a lifin dama bëgg pour ngeen mee ma tuuti rek ma jéem a am yéen a tuuti woy bu ma la bëgg a woyal rek ak waaye dara ma cumuwaay bëgg na ngeen waa awul Ousmane takk na jabar Ousmane am na jabar Ousmane am na jabar eh waay man aye mos nga naa gis géwéli Joola Ousmane am na jabar waaye Ousmane nag wax dëgg fa ne yàlla bëgg nañ kontaan nañ yal na la yàlla barkeel sëy bi yàlla may leen si njaboot yu barkeel Amiin. lu gën seen diggante yal na ko yàlla def ndaxte ku nekk loolu ngay ñaan yàlla am na fooy toolu yàlla war na laa may jabar nga dem takk nga commencé di bil famille yéen mi amul tamit os mu ne ponkali os mu ne waaye mais ma os dafa ne os mu ne waaw os dafa ne ponkali jigéen ñi nekk si office bi di nelaw gars yi dañ garaaw kay Ousmane Mbaye mu ne ponkali di waaw Ousmane Mbaye mu ne ponkali jigéen ñi nekk si office bi bañ a dem sëy yana leen digiri waala ngeen dem sëy dem leen sëy ñàkk ngeen jox balaa moo wax jigéen yi moom mii si boppam na boobu xale la xamaangu dara mu tàngut sëy nga njurente bi dafa ne soo amee 25 years si la sa yax yi dee dëgg waaye Ousmane amaangu 25 years waaw du la si leer du la si leer digiri nag mu romb na 25 fu nekk di yax yi dëgg nañ mun na mu takk jabar ndigiri di la ñaana mu soo siyoo kewoo siyoo alma boobu leer na alma laloo ye tilim i ka fa ñaadi ma ne ka kongoto ma la laarangoon aha thank you kadi ite alon ne Nga akanada dua fula ba. ko min kadi ya fo way penke ya fo ñame Zainab ya fo ñame damma min ketan dow ku ñoti no kata Ousmane Digiri Diallo de ala yatale harje musola no so ko min keto ñama dal ngalon tebe jang kunu ngafo do len kay ko I am happier than the I am more happy than the group akonya ko you are big like how can you be happy so ko min keto ñama damma ka duwa damma kesio futwosio muso siyo no alma ala nyin si sabo choki no ala Allahumma si dim baraka ma bala nyin kay akara mo be kontan goro hin te benna close in fan kala jang wala nyam no so nyin kay ara doo mun a close noonu de kadi lay duba kadi duba folo kadi dum bu ko buta ma mala kula bu ka tabe man nin ka ndu ñi nu ka Rahiga ak mu daal réalize tan ba disgrace la. kadi la premier njëkkee parce que mu nem ñu musoo kontom drame muso wallahi Rahila tan disgrace lal donc pour mo yalla ko duwaji mu buka jam fa jeno baake bari andundi ba ñin kulu nak kilo ko ñim mum fon la hewala ci premier digiri katam fon baadi ngola ñini drame ko nan ko nak ñu soto muso dore muso soto momo ndi drame ko nak muso soto wayalo ne so manke bakku kudi sikato to gari jaajale alon ne toña jeker na la nap ka duwaye doron ko mo bi Jeker na la nopp la, jeker noppul na la bax. alma kala fototi ding baraka ma balu ding kewal nin di musu baraka man aleke misilma dingol ti ay ñaatilin dino la ay ni boti la nak be da halale dum kewo e pare ono kewo daji kata kewo sonta karama sonta do kuma so ka duwa doro muso fana alma ya ke futulati futu nyalma baraka la amere be duwa dan Iba struggle kan duwa to man la tara dañe. yala I'm Dañe. struggling this is what you want to see people to see
Eliman ñu bàyyi la yow tamit nga ñaan ci waaw union kilifa bii nii. ji waaw moom kay ñaanaloon naa ko damay gën a ñaanaat yàlla na sëy bi barkeel amiin bu barkeelee yàlla nañ am njaboot amiin bu ñu amee njaboot yàlla na njaboot gi barkeel bu njaboot gi barkeelee yàlla nañ doon njaboot gu am lislaam jabar ji yàlla na doon jabar ju baax te neex amiin waaw loolu nag sama benn paawu faana moo ma ko daan ñaanal wax ji soo ko waxee day xaw a doy waar buñ ne la yàlla na sa jabar baax te neex da nga naan waaw loolu garaaw na di waaw xel bi day ñaaw waaw wolof la xam nga neex moom neex rek la ndox mu neex la juice bu neex la sëy bu neex mooy jabar ju neex soo nañ ko déggee noonu muy baat bu rafet am na leneen sax lu si paa bi daan teg waaye su ma ko waxee comment section yi xam naa ni ñu koy gisee du jub baalal ñu rek ñun ay xale lañ te mooy loolu su ko defee Ousmane di wax ne nag na nga muñ waaw sëy da ngay muñ yaa ngi mengi di macc sa tuñ ñi nag yow moom xam naa ne caga nga déglu moo la gisee nii xamoon naa de xam naa foog nga jaara yow soo waxee rek foog nga déglu fii di li nga wax foofu la mu muñ Iliman jërëjëf bu baax foofu noonu rees nga point foofu parce que muñ nit ñi dañ ko dee tam ne as jigéen kese moo war a muñ góor war a muñ nag maa dagg rek soo laa doon ñëw nii waaye jërëjëf bu baax Iliman wax góor dee leen yërëm jigéen ñi ñàkk ngeen jom torop yéen góor ñi sonal jigéen ñi ñëpp laay wax du moom mi doo nga tax boobu léegi ñu ngi lay ñaanal suñu ñaan yu rëy yii te ñun ñi ñëpp kenn ku ne am nga cër si yàlla buñ la mayee jabar na nga ko yërëm na nga ko suturaal na nga ko yiir bu ko nëbbu dara lii laa lay diggal boobu léegi ñu ngi ñaan ngay ñeere di kii caga bu bon nga may ndural yow na nga réglé boobu kenn naaw dinañ ko kot baa ne yow tamit jërëjëf sa ñaan bi non mais moom ku baax la nag wax dëgg yàlla moom yéene nañ ko jabar ju baax quoi ndeka is just like kadi ndu ngaji ki ñule duwa beke la fa bare ntel duwa bu ka jam falo bake ka faydo ronko alma futu akela fututi kewo siyo muso siyo alweta fo eternity til pelo inshallah so wolungo inshallah Eco TV bele binal ni yani la yem fana jamfa mala fa ba hat ni soto la man kanana futu sirdu la ñu do Eco TV be mba so bi bondi la digiri ka fanyu ko hani fenke se nga fa ko digiri yalla mu ne cikino nga grill ke at least ay wo satisfied ate ba do mo yalon baadi jolali no kaba ada business school la business ada business transnational okay ala baraka ba ken felenti nata na programme o bandulato bidu nga ñine sotala ja nga mino discourse wala be jang bodden fanan ala baraka ba ki badi jibrila Eco TV International the people's choice la nga ñine sotale bi na on degree jallo wala muso sota kana futu on the 16th of this month ni ko on the 16th afutandi on the 16th of this month thank you very much so ba mobe fana invite la je inshallah ya nanan ya ñi muso ñi fan na ya ñi okay sono muti yata ya grace mobe duwa mom yano ke ban jibe ka gambe janna gambe la bantalem ya duwa fo ñi futu ala sa barkendi ay tañato inshallah dum fana boss fana mi fana be jana be fambulal yata fana ya futu e la ñi musu soto ñi ya fine from the horse's mouth ya den sa close out wala mo be yalla ñi no katu abunda onen so funo no pour ka ñi boss ka abu ñin kay nga sawndi la pour ya fu boss ya bu ay buñato fay comme yalon boss wala ko boss etan tol fango dingol te because saro hulele asa ke ba nya nana tan dol ko fasé la do ma nga penkala nga dora kam be dol mala alfalel so be min fole e fami be sere njam da Ousmane Digiri Jalloti atele muso so ifanan na duwa molbe sulala wala because comme like mbeta la koton so yengan yo min soton tol fana yen tol fana ngawa jele so ni yo ngan yo ta damba e duwata mole damba obviously ni duwata mole je barko la mba soton if duwata mole je fengo fenna mba soton so ko min keta nyama me duwanye ni lete fana bulo kono baage because we hadama dingo e ko no moy ku kendo ke yaman jari ye duwa ya faida ma alma alaye joy ngan yon because no alaye momo joy ngan yon nata ku kendo la ngi be wol solati nata ra jaw male fana be wol sol te boss nata ke moti mi yalon ko ala ko da mo be ta jam fala je way be min duwala damma ay wombe min tan labul sori mi walen duwate so duwanye mol sulata wala bulo kono bagen okay ala baraka bake badi juberlal bi nga ñino sotal ala favorite TV station la Eco TV International the people's choice bye bye